salaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu moo jot xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci mbirum guerre bi ñuy njortu ci contrat pétrolier yi fii ci réew mi ak joxe bi ñu ko doon joxe Aliou Sall mi ñu ci tudd moom dina def ab déclaration tey jëlee ci ngoon bu ñetti waxtu jotee lay doon déclaration boobule ca mairie bu Guédiawaye lay doon plage yi nga xamante ni dañ ko aye mu di géej ñu aye ko xale yi ngir ñu dem foofu di fa sangu lu ëpp daanaka ci ñi ci faatu at bile weesu ay élèves lañu ba tax na ministre bi ñu dénk wàllum ministère bi ñu dénk jàng bi di ñaax askan wi rawatina élèves yooyu lee ñu moytu bu baax a baax géej yooyu lee ñu leen di tere ak li ci mën a jóge wàllum tàggat yaram CAN Égypte 2019 Salif Sané dafa may gaañu ba tax na moom ñaari semaine du bokk ci jongante boobule waaye équipe nationale li ñu mën a gis mooy dugg bu baax ci compétition boobule gaynde yi dóor démb waa Tanzanie ñaari bal ci dara Crépin Diatta mi dugal ñaareelu but bi moom la ñu ne moom mooy kon l'homme du match coach bi ak joueurs yi ñoom ñëpp d'accord ci benn mbir ni jamono ji faaw ñu concentré wu ci beneen match bi ñu nar a amal alxames beneen joueur bu sénégalais yi di xaarandi bu baax a baax ci terrain bi mu di Sadio Mané moom dina bokk ci ñaareelu jongante boobu suñu digg ak Algérie alxames ñu dëkk fële ca Bambali di fa mu cosaanoo ne bëri na ay mbir yu ñuy waajal ci CAN bi mbokk yi loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaaru digg bëccëg yi ci télévision Futurs Médias ñu dooree kook mbir mu doy waar mu di benn liir boo xam ne dañ koo fekk fële ca jàmm gën liir bi nag dafa faatu ñu ne jigéen la ci mbalit yi sax lañ ko foree nekk kon ci daral bi nekk ca diwaan boobule jàmm gën police moom nag ubbi na ca ab l'enquête ponk bi ñu ngi ko doon junju sànq muy guerre coow li nga xam ne nag moo lëmbee jamono ji ak Aliou Sall mi ngi ciy tudd homme d'affaires bi di Frank Timis ak BP British Petroleum laaj bi nag mooy jamono ji ndax Aliou Sall dafa fas yéene tekki nombol tànkam li tax ñu samp laaj bi mooy moom maire bu Guédiawaye nee na tey jëlee ci ngoon bu ñetti waxtu jotee dina yëkkati ay kàddu maanaam def ab déclaration foofee ca mairie ba moom moo jiite it CDC di caisse des dépôts et consignation moom maire bu Guédiawaye bi opposition bi maanaam ku jéggi ak ñu bëri bokk ci société civile mi nag coow loolee ba mu jógee ba léegi li ñuy sàkku ci moom mooy mu tekkil ndombol tànkam kon déclaration bi bu ñetti waxtu jotee lay doon fële ci mairie bu Guédiawaye leneen ci xibaar yi ba tey nemmeeku nañ ni grande vacances buy jub si xale yu ci bëri dañuy dem ci géej di fa sangu waaye ay bakken yu bëri dañ cay rot loolee waral ba ministère bi ñu dénk wàllum éducation andi ci ak inspection d'académie bu banlieue inspection de l'éducation et de la formation bu Kër Massar di ñaax askan wi rawatina xale yooyu lee ñuy moytandiku géej yi ñu leen di tere ak loraange yi mu leen mën a jural ndax dañoo nemmeeku daaw ni xale yu bëri faatu ci tefes bi lu ëpp xaaj bi sax nag ñu ne ay élèves lañu mu di ay kàddu yu ñu yëkkati ci jamono joo xam ne dañ doon sargal ay àlla traité Salif Sow ak Asmalik Diop. xale yi ñàkk bi ñu doon ñàkk seenu bakkan ci géej gi di lab daaw motoon nañ daanaka juróom fukk la ca ëpp ci géej yu nekkee ci banlieue bu Ndakaaru la ñu labee ñàkk fa seenu bakkan looloo waral ba ñu yore wàllum njàng mi ak njàngale mi ci gox yooye di wax ak gune yi nee ñu mën nañoo dem géej waaye bu ñu sangu. wax leen ne nañ éviter plage yi surtout période bi plage yu Malika ak Guédiawaye ay plage yu ñu réputé dangereuse la xale yu bëri duñ mun fey donc même ku mun fey sax baaxul kon nañ leen di ñaax parents yi wax bu ñu découragé école yi aussi ñuy wax période bi dañuy lancer ay message di leen tere pour ñu dem ci plage yi vraiment. wàllum xale yi lab bu ñuy lab ci géej gi seen bakkan di ci des waxtaanee woon nañ ko sax ñoom nee ñu ak préfet bu Pikine ca ba ñuy waajal li nga xamante ni moom mooy baccalauréat beeg examen yi secrétaire général bu inspection d'académie bu banlieue bu Ndakaaru moo ñu ko fàttali. waaw message bi ñu leen lancé mooy ñu moytu plage yi nga xam ne dañ koo tere ndax ci CDD bi ñu mujjee def rek préfet mi ngi fàttali que vacances yi ñëw ni te daaw amoon nañ fa ay cas de noyade bi xaw a doy waar ñu éviter plage yi nga xam ne dañ koo tere te aussi parents yi ñu leen wax ñu gën a saytu seen xale yi bañ leen di bàyyi ñu fréquenter plage yi nga xam ne mën nañ ci lab. waajur yi dégg nañ bu baax la mu leen wax waajur yi nga xamante ni ñu ngi daje woon ca Kër Massar ngir màggal ñi nga xamante ni ñooy àll traité yi. nga liggéey ba retraité ñi nga doon nekkoon say chef ak ñi nekkoon xool ni yow mi war nañ laa féetal war nañ laa remercier ñu organiser cérémonie bu toll nii y a rien de tel ça nous va droit au cœur et li may wax aussi nos collègues aussi retraités loolu la ñuy sentir
IEF bu Kër Massar nee na jërëjëf fukk ak juróom-ñetti retraité ñoom nee ñu jóge nañu ci classe yi waaye du ñu jóge ci wàllum njàng ak njàngale. jërëjëf Salif Sow ca Ndar géej moom liñ fa nemmeeku mooy tefes ga maanaam peggu géej ga dafa salte ginnaaw ba ñuy màggal juróom fukki atu école DJ Marie ña ko ŋànk ak ñi nekk foofule ca diwaanu Ndar géej nag dañoo demoon di ko nettoyer maanaam di dindi bépp salte bu fa nekk préfet bu école boobule di ñaax yenn ci askan wi ñu xoolaat ni ñuy doxalee ak géej gi rawatina Yves Montale yoo ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. yee nit ñi ci seen wareef ci biir réew mi ak ci biir dëkk bi ñu dëkk donc ci biir yeete boobu la ñu wax comme gis nañ ni vraiment booru dex gi ni mu mel ak mbalit meeg lépp rafet na bon ñu commencé suñuy élèves d'abord parce que comme ñun ñoo leen di jàngal ñun ñoo leen di yar itam ñu am luñ leen wan ci biir salte googu ñu wan leen ni ñoom ñoo war a di setal fi ñu dëkk di setal également seen école setal bépp béréb bu mu munti doon donc ci seen comportement wu chaque jour moo waral ñu organiser lii tey. mais également ci biir élèves bu ñu ko wanee élèves itam mais ñi dëkk ci booru dex gi itam ñëpp que muy ñooñu que mu nekk ci yeneen quartier yi ñu gis ni kat lii exemple la rek pour que ñoom it ñu xam ni ku ci nekk am nga ci loo war a def pour que dëkk bi mën a set ñu bañ a di xaar mairie bi fu mu toll. mairie bi am na ci wàll bu baax a baax ndax mairie bi moom moo fi nekkal askan bi mais askan bi itam am na ci wàll bu rëy donc waruñu toori naa ne xaar mairie bi def liggéeyam ku ci nekk bu defee la mu war a def liggéeyu mairie bi boobaa dana yomb. ci loolu la ñuy woo ñu ni daal ku ci nekk jàpp ci parce que vraiment ni mu mel ñaaw na. lii nag coowal suuf la mi ngi xewee ca quartier bi ñu naan Ngane Alassane nekk ca région bu Kaolack ñi yeewoo foofule bañ dëdd ci suuf ne bëgguñu ñuy dogatee terrain bi ñuy footballé te foofee it bu amee xew-xewu diine fa la ñuy dem di fa julli jee ñu ne dañ faa bëgg tabax ay kër ñuy wax nag ni ñii di kilifa yi ngànk maire bi wala bépp nit sax bu fa bëgg a ñëw indi fa say machine naan da ngay dogat suuf soosule di nga ko digaale ak ñoom reportage Ibrahima Diamé Fally Gueye. noonu lee la ñu yëgloo ndaw yi la dëkk ci quartier Ngane Alassane daal di wàcc ci seen terrain bi ngir artu ñiñ nekkoon dañ fiy ñëw xaaju guddi di mesurer. exactement ñi fiy ñëw xamuñ ñan ñoo leen jaay mais dañuy ñëw ne fii am nañ fi terrain te ñun délimitation bi ñu ngi ko jot en 2004 te d'après li ñu comprendre bu fekkente ne autorité bi jox na la këyit bu ñu demee ba këyit boobu ñu bugg koo éliminer dañ koy kase avertir population bi que ne këyit bi valabletul mais suñ këyit ñun dafa valable moom lañ téye ci suñu biir plan nag ñu bugg cee dugal yeneen terrain comme par exemple espace bii boo leen ko xoolee moom la ñu samp nii distance bii lañ bëgg a jël at def fi ay terrain te loolu duñ ko nangu. ñu ne nag jóg nañ dem ci kilifa yi wax ko ñiñ ko war a wax te lépp lu fi xew jàpp nañ ne ñoom ñooy doon responsable. puisque ñun jàmm lañ soxla tax ñu jiitaloon jàmm pour waxtaan ak ñi nga xam ñoom ñoo war a saytu mbir yi ñoo ci war a dogal loo xamante ne nii askan wi danañ nekk ci jàmm liñ bëgg ñu am ko. population Ngane nag dañu prêt surtout jeunesse bi espace bi mooy li fi des li wër te wër mooy waxuñ ne kenn du ko jël mais pour nga jël ko utiliser ko samp fii kër mooy da ngay rey waa Ngane yëpp rey jeunesse bi yëpp. ndaw yi la bokk ci association taxawu Ngane ànd ak ASC bi daal di profito ci ndaje bile di ñaawlu tamit ñàkkum kaaraange giñ ne kon nemmeeku nañ ko fi ndax ay agression ak ay cambriolage dañ ko fi faral di nemmeeku. nit ñi bokk nañ nag ci ñuy doxal mairie yi fii ci réew mi mu di secrétaire municipaux yi ñoom li ñuy ñaawlu mooy anam yi ñuy dundee ak yi ñuy liggéeyee tamit ba tax ne nee na ñooy état bu Sénégal na xoolaat bu baax a baax seen nekkin ci biir collectivité territoriales yi waaye tamit seenub doxalin mbootaay bi ëmb secrétaire municipaux yooyu le dañ doon daje fële ca diwaanu Louga Issa Tine moom moo leen jiite ñu déglu ko ci micro Thierno Fall. ndax defe naa ba Sénégal de Sénégal ba léegi décentralisation bi mi ngi fonctionner donc di doxam wante nañu reconnaître ni su dee donc am na jéego yu mu def am na ñu bëri ñoo xamee ni dafa mel ni dañ leen a fàtte muy ñi nga xamee ni ñoo nekk ci xolu collectivité locale yi jiite administration yi ci loolu donc war nañu yokk capacité donc formation donc ñi nga xamee ni donc ñoo nekk ci administration yi parmi ñooñu muy secteurs municipaux yi mais seen statut aussi war nañ ko xoolaat donc fexe ba ñu nekk des fonctionnaires comme ñëpp ñi nga xamee ni donc état bi dañ leen di jël en charge directement ñi nga xamee ni dañu nekk di liggéey ci collectivités locales yi aussi ñu dépasser donc niveau de précarité de l'emploi bi nga xamee ni ci la ñu nekk donc loolu daal laa bëggoon a wax par rapport ak loolu
xam naa donc bëri na mais loolu donc su ma ko waxee donc c'est représentatif. ñeneen ñuy ñaxtu di wax ci anam yi ñuy liggéey muy tailleur yi nekk fii ci Sénégal ñoom bokk na ci seen i jafe-jafe mooy ñàkk tàggat ñàkk matériel ak ay financement bëri na ci ñoom sax nee nañu ay chef d'entreprise lañu te li ñuy employé ci ay ndaw mook toll na ci ay junni mouvement bi ëmb tailleur yi ci Sénégal ñu nga woon fële ca diwaanu Thiès Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. ay jafe-jafe yoo xamante ni dañ ko nemmeeku woon ci kuréel gi ëmb tailleur yi nekk ci Sénégal ba tax na daanaka juyoo amoon seen diggante ñu ngi woon ci diwaanu Thiès ngir ñu mën a gindeeku tabaxaat kuréel gi. ñi ngi ko sos depuis 2016 di ci liggéey yàlla dogal aussi boobu ba léegi wax dëgg yàlla ñu ci ànd ak tailleur yi nga xam ne ñoo nekk ci 14 régions yi nekk ci biir Sénégal yëpp ak 45 départements yi. ñi fi teew ñëpp kenn ku ne ci région nga jógee teew fi ñu ñëwoon fi nag pour càmbar sunu jafe-jafe yi ñu am. ñëw fi aussi pour tàllal loxo état pour mu jàppale ñu. lu jëm nag ci wàllu jafe-jafe yooyu nag ñoom sax nee nañ jamono yi nag li leen war daal moom mooy ñi ngi tàllal loxo nguur gi mu jàppale leen bu baax a baax ndax ñii di tailleur yi mën gis seen bopp ci liggéey bi ñuy def. am nañu problème de formation problème de financement problème de matériel. kenn ku ne chef d'entreprise nga kenn ku ne yaa ngi formé ay xale. ak ñu structuré ñu ba nga xamante ni tey bépp xale bu jógee ci sunu atelier yi dina am foo jëm am loo def loolu mooy problème majeur. yi nga xamante ne tey moom la secteur bi di jànkonteel yamul rek ci mouvement des tailleurs du Sénégal mais artisans yëpp loolu la ñuy jànkonteel donc dañuy tàllal loxo le président Macky Sall ak ay ministre am ak sunu ministre bi nga xamante ne ñun moom moo ñu yor muy le ministre Dame Diop mu jàppale ñu jàppale artisans yi te xam ne artisans yi ci njaboot gi lañ bokk. lu jëm nag ci wàllu jafe-jafe yi nga xamante ne amoon nañ ko chinois yi lii la ñu ci leeral. chinois yi ñu ngi liggéey seen liggéey ñun ñu ngi liggéey sunu liggéey yaaxaluñu dara. comme ni ñu ko expliqué noonu lañ ko comprendre wax dëgg yàlla di ñaan yàlla aussi ñu jàppale ñu ba ñu àgg ci niveau bi chinois yi àgg parce que c'est possible mën na nekk. tailleur yi nekk fii ci diwaanu Sénégal nag nee nañ daje bi nga xamante ne daje nañ ko fii ci Thiès de gindeeku nañ bu baax a baax te it jamono yi lépp lu ñuy xalaat moom mooy fexe ba tailleur yi am yokkute ci réew mi. ñu wutali ji Mauritanie foofu nag dañ doon fal seenub njiitu réew bu ñu sukkandikoo ci commission électorale bi kon Mohamed El Ould Ghazouani moom mi candidat majorité bi nag moom moo jël raw gàddu gi am téeméeri xob yoo jël juróom fukk ak ñaari ka toftalu ca moom di Biram Da Abeid am téeméeri yoo jël fukk ak juróom-ñett Barka Ba mi ngi ci ligne bi Barka maa ngi lay nuyu Barka Ba waaw Barka Ba gis nañ ni démb ginnaaw ba commission électorale bi génnee yenn ci ay résultats dafa am ay jafe-jafe foofee ca Nouakchott ay nit yu génn di manifester di contester kon ñu ne victoire Mohamed Ould Ghazouani ndax jamono ji dal dellu si waat na foofee ca capitale ba. waaw tey ci suba moom na nekk fi ay yëngu-yëngu comme ni ma amee woon démb taxaw na bu baax a baax ndaxte suba si la ñu gis ay jeunes daal di dem ci quartier yi nga xam ne opposition bi dañ fa am doole mooy quartier Sefra quartier Arafat quartier Al Mina ñu génn di baare tali bi di baal ay kude waaye su ñu commencé def loolu rek après police bi day ñëw ak yeneen ñu daal di ñëw ñu def leen ci ngoon si tamit xawoon nañ génn daal di dem ba fi muy wax ci carrefour des Dauphins côté ambassade États-Unis bi commencé di fa yëngatu bu baax après aussi force de sécurité yi ñëw fekk leen waaye tey Mauritanie bu ñuy yeewu ci jàmm armée bi force de sécurité yi ñu ngi quadrillé zone bi ba ci quartier yi ñuy jàpp ne foofu la opposition bi gën a am doole yëpp c'est des quartiers yi nga xam ne ñu ngi koy surveiller bu baax a baax mais ba tey bi ci may wax ak yow fii nii dal am na ci réew mi ak xabat bi dina continuer ci ngoon annoncé nañ encore waa opposition bi nee nañ dinañu def dinañu woote ci côté Dieng bi jeunes yi dinañu woote pour ay manifestation xamaguñu ndax dinañ ko def wala duñ ko def li ci am presque mooy lu ci mun doon rek ñu dinañ koy suivre bu baax a baax. du président Aziz donné favori et soutenu par le parti au pouvoir à l'occasion. Barka Ba waaw. Barka Ba ndax mën nga dellu si waat tuuti rek ci li nga mujjee wax ay jafe-jafe ci wàllum liaison téléphonique tax na ba dégguñu kàddu yi bu baax kon buñ jàppee ci tënk mooy dal amaat na foofee ca Nouakchott ginnaaw yëngu-yëngu démb yi. waaw dama ne dal amaat na ci réew mi fi mu toll nii waaye waa opposition bi nee nañ dinañu woote waat ay manifestation loolu nag xamuñu ndax dina mën a antu am dét lu ci munti am rek après dina leen jërëjëf
jërëjëf Barka Ba sant ko gërëm ko direct de Nouakchott di jégal bu baax a baax ci jafe-jafe yi ñu am ci buumu jokkoo bi nes tuuti ginnaaw bàkk bi mbokk yi ñu egg ak yéen ci tàggat yaram. Égypte 2019 muy Coupe d'Afrique des Nations gaynde yu Sénégal démb la ñu door ba noppi kon dóor seeni adversaire di waa Tanzanie ñaari bal ci dara waaye li ñu mën a jàpp mooy joueur bi di Salif Sané dafa am ay gaañu ba diirub ñaari semaine du mën a bokk ci jongante boobule kii nag di sélectionneur national bi di Aliou Cissé moom nee na ndam loolee suñu ginnaaw la nekk xanaa kay nag dañuy préparé wu bu baax a baax ci beneen jongante bi ñu nar a amal alxames suñu digg ak Algérie moom Aliou Cissé ñu déglu ko. may delloo ndukkal équipe bi yëpp ndax liñ def démb jaloore la bu dee Krépin Diatta moom ku ne xam na ni moom gone gu jàmbaar la te mën li mi def day koo xamante ni daanaka daal moom ak footballkat yi fi nekk ñëpp comprendre la ni seen xarañte individuellement dañ koy jël lekk def ko yëfi mbooloo ba tax na kon ñu daal di gis njariñ yi kon Sénégal mën naa jàpp ni kon équipe bu mag la te kon ñoom ñëpp daal laay félicité am nañ ci ay joueurs yoo xamante ni ci haut niveau la nekk ñu koy wane ci Europe kon bu ñëwee équipe nationale dañ koy jëfee moo tax milieu terrain bi ngeen gis nii coppite yu bëri am ci ndax rek ki nga xamante ni kon moom mooy Henri Saivet footballut ak Alfred Ndiaye wante ku ne xam ne ni ñu am solo la wante tey ku mel ni Pape Alioune Ndiaye lañ jël beneen yoon contre Algérie mën naa change sax indi Alfred Ndiaye mu nga ne ni kon équipe daal ku ci nekk yaa ngi def sa kéem kàttan ba Sénégal mën a génn ci lii. gaañu bu Salif Sané bi nag bokk na ci li nga xamante ni daal moom rek moom moo yàq bisab démb bi ak mbégte li muy loo xamante ni nag information yi ñu jot moom dalul xel dara xaw nañoo tiital te sax bi nu mitaaye gis nañ ni tànk bi moom xaw naa newi muy loo xamante ni daal tiital nañu fii ak ëllëg nag daañu ci am lu gën a leer. daanaka joueur yi tamit discours bu ni mel la ñu yëkkati muy waajal seenu beneen match ñu déglu leen. victoire bi bon il faut pas. voilà on est content d'avoir gagné ce match. ñun moom kontaan nañ ci ndam li nga xamante ni am nañ ko te tamit encaissé woon benn but dañu wéy liggéey bi rek ngir prochain match yi ñu daal di defaat lu ni mel. franchement on a fait une bonne on a fait un très très bon match. pour une première franchement ça a été super. def noonu match bu rëy a rëy muy loo xamante ni nag ku mel ni man gulet la bu duñ yem fii nag dinañ gën a liggéey su ko defee match yi nga xamante ni daal dinañ ñëw bu ci nekk ñu daal di koy jëlee ni ni mel su ko defee ñu mën a gagné. match bu nekk ak ay particularités am équipe bi tey def na effort yu mag a mag a mag ba tax na daal jëm nañ gagné loolu nag dañuy rek bég wante bu suba ñu daal di weesu match bi jublu ba ci des faw rek ñu daal di ànd ak dal def nañ lu am solo match bi yombul woon dugal nañ wante encaissé woon li ci amoon solo nag mooy 3 points yi nga xamante ni jël nañ ko dañuy préparé beneen match bi su ko defee ñu mën a pare à 100%. Krépin Diatta moom moo dugal ñaareelu but bi moom la ñu nekkoon moom moo gën a fës ci ndaje boobule mu di premier match am ci coupe du monde moom nag nee na yëf yi liggéeyu équipe la Krépin Diatta ñu déglu ko ci micro suñu ndaw lañ fa yebal Mamadou Ndiaye ak Mor Xarma. kontaan nañu ci victoire bi bon il faut pas ñuy emballé aussi ñu xam ni yoon bi gudd na donc ce n'est qu'un premier match. C'est le premier match donc on va tout faire pour continuer sur cette lancée et puis ñu xool lan mooy ñëw ëllëg. yow la ñu tabb homme du match pour ce premier tour de fédération lan jàngat ci bon man je vais remercier groupe bi laay remercier parce que tey def nañu match bu complet donc lii distinction kese la je pense que pour man lu gën a important mooy ñu gagner match bi donc on l'a fait et puis kontaan naa trop ci distinction bi aussi. bëri na kon sénégalais yu seetaan match bu njëkk équipe nationale bu Sénégal ca Ziguinchor moom benn fan zone lañ fa def mairie bi moom moo ko fa def ñu seetaan match bi ak gouverneur bi ak maire ba ca boppam di Abdoulaye Baldé bëri na supporters yu fa nekkoon seeni kaddu Boubacar Diassi ak Lamine Mondiang ñoo ko taataan. kontaan nag ci jaloore bu ñu équipe nationale defal di féliciter Diao Kéda Baldé bu ubbi score bi Crespin ñëw doggalikaay
bëggoon nañu bii gën a bëri waaye yàlla li lañu dogal ñuy kontaan bu baax a baax di gërëm équipe bi di félicité Aliou Cissé ak plan mi di leen ne ci kanam ñu ngi seen ginnaaw. bég naa trop si jeu boo xam ne gis naa ko Sénégal gagné na 2-0 c'est vrai que ñu doon xaar ñu gagné lu gën a rëy li parce que bon mais loo xam ne moo ñu gën a bégloo mooy gis nañu engagement gis nañu aussi organisation gis nañu milieu de terrain bi baax na défense bi aussi tenir la góol bi naka noonu peut-être que am nañu ay rectification xam ne war nañ ko def au niveau de l'attaque et je pense que ak l'entrée de Sadio Mané incha allah le prochain match bon dinañ gën a attaque boo xam ne bu gën a performante avec une meilleure organisation. sant yàlla avec mbégte la ñu ñëw seetaan match bi ànd ci ak population commune Ziguinchor yëpp kontaan lool match bi par moment xawoon nañu tiit début bi mais yàlla def na équipe Sénégal gagné na loolu moo nekkoon essentiel bi ñu gagné ñu ne ñaanal rek ñu continuer di gagné ndax bi ñuy dem président de la République ñaax na leen ñu dem en tant que gaynde def mbiru gaynde xeex comme gaynde jël coupe bi indi ko Sénégal. ca Casamance ba léegi ku ne Bambali xel dem ci Sadio Mané ñi dëkk foofule di rafetlu bu baax a baax joueurs yi ak seen match bu njëkk naam sax am na ay occasion yu bëri ñu ne raté nañu ko seen doom joué wul ci match bu njëkk bi waaye ñu ne ñu ngi koy xaar bu baax a baax alxames suñu digg ak Algérie bëri na ay activités yu ñu nar a amal foofee ca Pakao ci CAN bi yëpp Bakary Konté Khali Diamé. Sénégal daan na gagné Tanzanie ci diwaanu Bambali habitants yi am na ñoo xamante ne ñëw nañu seetaan match bi ci kër Sadio Mané. am naa yaakaar ni vraiment suñu ñëwee dañ gagné vraiment waxoon naa 2-0 la effectivement c'est vrai qu'ils ont beaucoup raté mais quand même ils ont eu à gagner quoi c'est l'essentiel. Départ bi nit ñi dañoo ragaloon quoi mais jour lu ñu woon ni mooy même bu fekkee Sadio nekk fi tey ñoom vraiment mën nañu apporter peuple bi loo xamante ne vraiment dinañ kontaan xam nañ ne Sadio bu ñëwee vraiment ak nii football bu ñu def nii dinañ apporter grande chose te lu ñu def nii sax dinañ def lu ko gën a raw. Sénégal gagné na match bi wante nag occasion yu bëri raté nañ ko. bi ni raté moo ñu xaw a pénaliser mais sinon jéem nañu def nañu lu ñu war a def mais seulement ils n'ont pas été réalistes devant les buts moo tax ñu score bu ñu waroon am amuñu ko. Bambali di xaar itam prochain match équipe nationale ñi ne nag boobu Sadio Mané day joué mu am nag ay activités yu bëri yoo xamante ne fondation sport et paix bu nekk Ziguinchor moo ko war a organiser fii ci diwaan bi. Sadio ñu ngi koy xaar moom xam naa bu ñëwee moom affaire bi dina baax dina dox bu baax parce que Sénégal yëpp mu ngi koy xaar te moom ni mu toogee ci tribune yi mu ngi analyser match bi xam naa Sénégal lépp. moo koy xaar te il faut mu def différence bi waaw distribution bari yi surtout parce que tey loolu moo manqué. indi benn banderole boo xam dafay mesurer 8 mètres sur 4. opération bi tey lañ ko commencé tey nag ñu ngi ñëw ak juróomi téeméeri affiche mais pour dëkk Bambali kese la dinañ ko continuer semaine prochaine parce que fu mu ne nii commandé nañu juróomi junne affiche yoo xam ne dañ ko bëgg a distribuer dans tout le Pakao. bu soobee yàlla à partir de semaine prochaine dinañ def localité Pakao mais dañuy dem aussi dëkk bu nekk di sakku ñaan pour que ñu Sénégal ñun ñëpp en tout cas ñi ñaanal équipe nationale. ay journalistes français russe ak japonais ñu bëri daal di def déplacement ci kër ñancoo Sadio Mané. basketteur bi di Gorgui Sy Dieng ni ki sénégalais yu bëri tamit di supporter équipe nationale moom nag mu ne mi ngi jàppale bu baax a baax gaynde yi mu leen di ñaax ñu yóbbu ca kaw ca kanam raay réew mi moom Gorgui Sy Dieng nekkoon fële ca Yëmbal ginnaaw ba ñuy inauguré benn terrain basket ñu déglu ko ak Salif Sow Asmalik Diop. leen wax bonne chance ñu góorgóorlu fula ak fayda ndax nit ki bu xasee ba sol maillot équipe nationale bokkut ak maillot dara. da nga représenté sa dëkk représenté ñëpp kon nañ def fulla ak fayda rek loolu rek mooy farata bi bonne chance ñu góorgóorlu parce que liñ fi war a wax lépp wax nañ ko ay at kon lu fi waay wax rek da nga koy waxaat ñoom xam nañ bu baax la ñuy def nañu góorgóorlu def si fulla ak fayda gagné ak perte nag yàlla moo ko yor bu nu gagné ñoo xam ne gagné nañ li ci des du ma ko tudd ndax bëgguma ko sax. mi ngi noonu mu doon pàcc bu yaakoon bi ñu jagleel CAN Égypte 2019 ak Sénégal ndam bu njëkk bi mu am démb ci diggam ak Tanzanie beneen match bi alxames lay doon diggante Sénégal ak Algérie léegi ñu soobu ci pàcc bu mujj li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf Macky Sall dàq na El Hadji Kassé journal L'Observateur moo xëy xibaar bi ci xëtamu njëkk bil yéenekaay bi Observateur ci xalima ak Ndiaga Ndiaye mi ngi ñuy wax ne bu dara sensewul ci diggante bi tey jii dinañu siiwal ne El Hadji Amidou Kassé doonatul chargé de communication bu présidence de la République ci réunion secret bu ñu amal démb ca palais ba fa la Macky Sall jëlee dogalub tëbal El Hadji Amidou Kassé ñoo ngi dégg ma tit ne kii di Seydou Gueye moo ko war a remplacer ci poste chargé communication ci présidence de la République Abdou Latif Coulibaly nee nañu mën na am mu dellu siwaat ngir doon porte-parole chef de l'État yéenekaay bi dañu wax El Hadji Amidou Kassé ana li ko yàqal ba tax ñu ne ko wax lootuñ la journal bi nañu wax ji mu waxoon ci Aliou Sall ca TV5 ak it li mu waxoon ci rapport inspection générale d'État bi ca la donte l'Observateur dem na ba dañu xamal ne ca palais de la République gars yi nanguwuñu ne Macky Sall dafa dàq El Hadji Amidou Kassé li ñuy wax moo di moom El Hadji Kassé dañu ko fa bàyyi woon rek waaye officiellement doonul woon chargé de communication bu présidence de la République ne kii di Macky Sall bi mu gagné élection présidentielle yi 2019 yi dafa tasoon cabinet ba ca la ñu ko ca génne woon ñu génn ci l'Observateur dugg ci Libération fekk ko fa moom jiit réew mi Macky Sall xibaar bi libé nee nañu mooy moom Macky Sall moom la ñu def homme de l'année ci wàllu pétrole ci déndub Afrique bi prix homme de l'année du secteur pétrolier africain Macky Sall la ñu ko jox kuréel gi di Africa Oil and Power moo ko jox Le Quotidien moom artiste bii di DJ Awadi la xëy jox kàddu gi Awadi borom supp ndaanaan international mi ngi waxtaan ak ñoom ci mbiri seen groupe ba PBS di waxtaan ak ñoom ci ni ñu yore réew mi mu di gouvernance bi wax na ak ñoom it ci mbiri pétrole be gaz bi page 8 9 ba 10 bu journal Le Quotidien lépp DJ Awadi moo fa fàngaamu di wax waykat bi artiste bi di Awadi gis ne coowal pétrole bi lëmbe réew mi il faut que dañuy def ay enquêtes yu wér ci contrat yi waral coow li waxi émergence gi ñuy wax ci réew mi DJ Awadi ne wàllu Quotidien du waxi dara ay naxay la te waruñoo toog di ko seetaan ki ñu seetaan ba mu wéet lool ci li mu nekk Le Témoin nee nañu moo di président Macky Sall jamono ji moo raw ab bàyyo ci wéetaay coow am na ci pétrole bi ñu koy songe fu nekk moog rakam Alioune Sall pression populaire bi taxaw média yi mayuñu ko dara mu wéet ca lool ndax ñi ko waroon a jàppale kenn gisu ci kenn fenn du aw ñoñam du ay àndandoom ña cay wax a kës néew bañ na ko ba li ñu ciy wax sax dafay far yokku joote ji kenn ngi ku bokk ci aw ñoñam moom Macky Sall mu di maître Oumar Youm mi ngi xëy di wax ci coowal Aliou Sall ak BBC yëral xët mu njëkku Direct Info maître Oumar Youm ma ngi fay xam le ne ba fekk muy gis leneen moom dafay jàpp ne Aliou Sall moo nekk ci dëgg nee na it waxi Aliou Sall la gën a gëm ci waxi El Hadji Kassé ministre Mor Ngom ne ko ci réew mi quotidien El Hadji Amidou Kassé loolee mu wax moom rek la engagé gayndey Sénégal yi ci Coupe d'Afrique ba engagé woon nañu record yéene kay nañu bu baax a baax sax démb lañ doon football seen max bu njëkk Tanzanie lañ ca doon laaleel duma ko ñaari bal ci dara Diao Baldé Keita ak Krépin Diatta ñoo dugal ñaari biti Sénégal yi Les Échos nañu ñoom ñaar mu di Diao Baldé Keita ak Krépin Diatta ñoo ca génnee gaynde ñoo leen sowee Mbaye Niang moom raté rek la fa nekkee woon Aliou Cissé yéene kay bi nañu def na ca max ba ay changement yoo xam ne kenn xamul lu mu doon Kalidou Koulibaly di wax ci journal bi ne gagné nañu waaye mënoon nañoo dugal lu ëpp ñaari bit président fédération Sénégal bu football di maître Augustin Senghor nañu ci xët mu njëkku Les Échos moom am na yàqin bu rëy ci ne Sénégal bu yeggee quart de finale dafay jël coupe bi Soleil national nañu gaynde Sénégal yi wane nañu seen bopp démb te sonnuñu ci gaynde gu ci mel ne Krépin Diatta moom ba mu dugalee but ba ca la tekkeeku dafa meloon ni fitt gu mbër sànni ci max bi fu nekk mu nekk fa Sud Quotidien nañu moo taxit bi max bi jeexee feeñ na ci moom ne moom Krépin Diatta moom la kaftaan na def ko homme du match Sud nañu Krépin première CAN premier but premier trophée la Sénégal nañu maxub démb bi dafa yomboon ci gaynde yi Aliou Cissé di ñu fa wax ne tàmbale ak ndam dafa am solo ci compétition ci xët mu njëkk Vox Populi mën nañu fa ndam lii ñu am ci la ëllëgu compétition bi aju équipe nationale bu Sénégal ci wàllu football di gaynde yi ak li ñu def démb Vox gis ci ne dañoo marqué seen territoire source waa nañu équipe nationale bu Sénégal li ñu football démb seen digg ak Tanzanie ba duma leen ñaari bal ci dara baax na waaye mënoon na fee gën ki gën a gasax ca max ba nag yéenekaay bi nañu moo di Mbaye Niang raté rek la fa nekkee woon feeñul fenn lenn rek daal la def ca max ba réussir ko moo di bi Salif Sané gaañoo moo ko boot génnee ko moom Mbaye Hamadi Niang l'Observateur mi ngi ñuy wax ana nu ñu war a doxale ak moom ba ab coupe d'Afrique am du fi jaare yàqu Henri Camara doonoon football katu Sénégal ne waa l'Observateur weesuwul fexe ba mu bañ a ñàkk confiance ci boppam. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak yéen itam yandoon ak ñun ci xibaaru digg bëccëg yi yeneen xibaar bu 19h30 jotee lay doon incha allah di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.